ndax ñun Sénégal xéwal yëpp ne fi waaye ba léegi suñu réew mi su xolikuwul ni ñu ko bëggee loolu bés bu ne dañu am i gan yoo xam ne dañ fiy dikk ngir indi si ay leeral tey ñu ngi si ànd ak docteur Moussa Thiaw moom waa Bawol la ma nga bàyyeekoo fële ca Tooki jiite kuréel gu tudd Tooki ca kanam ànd si tamit ak Adama Ndiaye notre carrière d'abord jàngalekat la ñoom dañuy xeex si wàllum yéex yi nga xam ni léeg-léeg këyit yi dañ koy am ba di gàllankoor ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla docteur Moussa Thiaw di la nuyu da dalal ziar. jërëjëf Tunkara ñu lay fay nuyu di nuyu mboolem kuy si baaxoo di seetaan 2STV yi moo xam nga nekk ci réew mi moo xam nga nekk bitim réew di nuyu aussi particulièrement waa Bawol rawatina waa Tooki Gaar. waa Tooki Gaar moom bu ñu ko waxee rek dañuy wax foofu sama kilifa sama sëriñ sëñ Moustapha Lakram di ko ziar di ko delloo jukkal moom ko waa kër ga yëpp. Moussa Thiaw. Tooki Gaar fàttali ñu moom mi ngi bokk ci Bawol. Tooki Gaar mu ngi bokk ci région de Diourbel département de Diourbel mu ngi nekk à équidistance entre Diourbel et Gossas maanaam boo ñëwee ba Diourbel nga mel ne ku jëm Gossas boo demee ba pratiquement boo génnee Diourbel rek yaa ngi ci commune Tooki. dëgg la man mii Tooki ñëw naa fa ay yoon foofu moom sama kër. Docteur yow tey lan nga bëggoon leeral ci jotaay bi. voilà comme ni ko émission bi di wuyoo muy Sénégal ca kanam ñun dañu jàpp ne Sénégal mënul jëm ci kanam bu fekkee ne gox-goxaan yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bi jëmuñu kanam looloo tax bi nga xamee ne jàng nañ ba pare ñu mënoon def comme ñeneen ñi ni ñuy def cadre yu bëri nga xam ne politique dañ koy commencer au sommet après une nomination pour descendre à la base nekk foofu di wut mbooloo ñun nag dañ ne nañ tàmbalee si gox-goxaan yi ndax pour Sénégal jëm ci kanam il faut que gox-goxaan yëpp jëm ci kanam bi ñu toogee ñu waxtaan ñu saytu ñu def diagnostic bi ñu gis ne vraiment li ñuy handicapé li ñuy gàllankoor mooy gox-goxaan yooyu nga xam ne tey politique bu état di def ci gox-goxaan yooyu la koy defee souvent ñan fay teg nekkuñu ñu nga xam ne am nañ capacité am nañ compétence pour diriger. mais yow daa mel ni da ngay campagne de. non campagne mais c'est juste le constat. léegi yéen Tooki ca kanam. xanaa da ngeen bëgg jël mairie bi ci élection yi di ñëw. bokk na ci suñu ay ambition. li nga wax ni waxu campagne. non lii moom kuy campagne ko wax léegi Moussa kon yéen Tooki ca kanam. da ngeen taxaw pour jël commune bi ndax jàpp ngeen ni niñ ko yoree boobu ba léegi jàppandiwut. effectivement. léegi yéen kon mouvement politique ngeen am. oui. ñaata nit ñoo ci bokk. mouvement bi actuellement pour officiellement parce que dina am ay sympathisants yu nga xam ne doo leen xam ñu lay soutenir plus de 200 membres am nañ ko ci. ñaari téeméer Tooki ñaata nit ñoo fa yeewoo. plus à peu près 20 000 personnes. léegi tey li nga bëgg mu leer ci bopp ñëpp lan la. waaw li ñu bëgg mu leer mooy Tooki Gaar dafa bëri ay jafe-jafe peut-être tout à l'heure wax nga ma ne suñ ko waxee dañuy campagne mais campagne wu jafe-jafe bi nga xam ne moom lañ ciy njëkk a lim man professionnel de santé la Tooki Gaar une population de 20 000 habitants approximativement nga am ñaari poste te Tooki dafa vaste dafa yaatu nga am ñaari poste de santé bi benn bi dafa nekk au centre beneen bi nekk à la périphérie population yi nga xam ne ñoo nekk côté Diourbel nga xam ne amoon na beneen case de santé mais am na au total c'est 2 postes de santé et 2 cases de santé mais malheureusement les 2 cases de santé ne sont pas opérationnelles doxul leneen li mooy poste de santé yi aussi dafa restreint ay postes yu ndaw la yu nga xam ne benn salle d'observation moo fay nekk. mais si wàllum développement nag tey xëy yi foofu ñi ëpp si waa Tooki si lan la ñuy yëngu. bay ak sàmm. lan la ñuy bay. dañuy bay gerte dañuy bay dugub dañuy bay ñebe. ba pare di sàmm léegi foofu tey boo xoolee xëyu ndaw ñi nan la fa demee. xëyu ndaw mi ni mu fa demee mooy dafa sooxe. ndaw ñu bëri amuñu xëy. effectivement ndaw ñu bëri amuñu xëy. waaw lu tax foofu am na ndox. am na ndox am na làmp. lu tax am na suuf. lu tax tey ndaw ñi newuñu ci mbay mi. dafa am benn problématique mooy le foncier ñun maire ba fa nekk. wàllum suuf waaw wàllum suuf dafay dagg suuf si di ko jaay ñeneen. ci anam boo nga xam ne dëppwul maire warta jaay suuf. effectivement te daf koy def d'une manière subtile. am ngeen firnde ne maire baa ngi jaay suuf. effectivement am nañ ci firnde parce que nu mu koy def mooy attribution la lay def yow mi mu gis ba négocier ba jàpp ne yow lay jox suuf bi dala koy jox à titre d'attribution mais am na loo graissé ci suuf ñu jox la yow nga dem fay. Moussa loolu est-ce que parce que tamit accusation moom dafa. non c'est grave
est-ce que yow am nga loolu ay firnde. effectivement am nañ ci firnde le maire m'a porté plainte man. ndax lan. ndax ci affaire foncier bi allégation yu mel nii. pour diffamation ne da nga ko sosal. waaw. dem ngeen si. dem nañ si yoon gendarmerie woo na ma enquête ma wuyu na ma bàyyi na ma dem. parce que bi ma demee dama yóbba le lendemain je suis reparti pour amener des preuves par rapport ak li nga xam ne wax naa ko. te maire bi day jaay suuf. effectivement ba léegi Moussa. yéen seen affaire yi foofu xaw naa lëj de. doy na waar. ndox mi. ndox mi aussi. tey ku ne bay ne suuf mais aussi teg ci ndox. ñun yàlla dafa def forage ya fa nekk pour le moment du ndox bu neex. mais aussi am na ay zones yu identifiées yu nga xam ne ay nit sax commencé nañ ko exploiter. ndox mu neex moo fa am. mais malheureusement aussi foofu réforme OFOR bi mu ñëwee Aquatec ñëw di gérer le forage. ñu def ko de 2018 en 2019. 2019 le contrat bi leen lié woon ak le GIE jeex maire bi dafa récupérer forage bi. tey ku fay maire nga fay non pas commune. c'est le maire en personne moom moo téye xaalis bi bu ñu waxee mu ne mu ngi si compte ba. oh non tey le 1er juillet. Wow. Le 1er juillet 2020 la ko Aquatec porté woon plainte donc mën na ne am na 1 an jusque là. te affaire bi ba léegi yëngul. ba léegi yëngul parce que politicien la gis nga tant que bàyyiwul def la promotion ñi nga xam ne dañoo ànd ak nguur lépp lu ñu def dara du leen ci fekk réew mi du jëm kanam. Moussa. sa message lu mu doon. voilà ñun suñu message mooy sensibiliser Sénégalais yëpp ñu comprendre type d'élection yi am au Sénégal. parce que bu ñuy fal njiitu réew la ñuy fal su ñuy fal député boobu aussi dafa war a représentatif nit ñi xam député bu ñuy fal mais bu ñuy fal maire doonoo war a jël couleur u parti tege nale affaire u partisan ñu tege ko nale ñu xool ki nga xam ne ci dëkk bi am na ci moom yaakaar ci ay compétences ci jub ñu wóolu ko mu ànd ak équipe bu nga xam ne war nañ mën a def liggéey bi ñuy xaar ci ñoom muy développer gox-goxaat yi ñu teg leen. xanaa sa tooki de kooku yow a xanaa. déedéet mën na bañ a nekk man forcément parce que bëri na ay leaders bëri na ay jeunes brillants non bëri na ay jeunes yu brillants yu fa nekk leen lii c'est un plaidoyer bu nga xam ne dama koy def pour gox-goxaan yi mën a développer parce que mun ñoo wax ne Sénégal mu ngi dox taux de croissance bi mu ngi yokk. élection xam nga nu muy demee affaire xaalis la déjà yow xam nga si dara dem nga élection ba pare beneen bi mooy tey boo demee tooki gaar ñi ëpp si ñuy voté ñoom xamuñu li ñuy def. effectivement jànguñu. looloo tax suñu rôle d'abord suñu rôle c'est pas wax nit ñi voté leen mais dañ leen di yee dañuy wax aussi les jeunes population bi jeunes yi ñoo ëpp plus de 60% de la population ay jeunes lañ mais jeunes yooyu amagun ba léegi prise de conscience pour xam lan mooy njëriñu voté. waaw léegi nag yéen seen mouvement yi tooki gaar ca kanam yooyu dafa am solo ngeen di def liggéeyu terrain boobu comme Adama Ndiaye ni mu ko doon waxee léegi amatul toog di wax rek mais tey dañuy sol suñu dàll dem këroo kër dëkkoo dëkk foofu biir tooki wax ak nit ñi yeel. effectivement noonu la parce que yeewu yeete la war a jariñ. noonu la ñuy def ñun noonu la ñuy def ba heure bii démb maa ngi woon lycée d'enseignement général de Diourbel. aywa léegi pour waxtaan ak xale yi. waaw yee leen par rapport ak importance bu vote. macha allah leneen li aussi ñu lancer un appel l'État du Sénégal. mënuñu jël koom. jël ay compétences jox ay collectivités territoriales jël ay koom bi compétences yi transféré leen ko mais jox leen koom ba pare gëmm suñuy bët du leen xool bu ñuy passé marché ñun suñu yoon nekku ci bu ñuy dagg suuf ñun suñu yoon nekku ci bu ñuy noot population bi ñun suñu yoon nekku ci. alors sous-préfet ak préfet yooyu loolu seen liggéey. mais defuñu ko. malheureusement ñëpp dañuy fermer seen i bët. dañuy tëj seen i bët yéen seen suuf yooyu ñuy jaay foofu sous-préfet préfet ñoom xam nañ li xew. ñoom ñëpp xam nañ ko gis nga tout récemment dafa song benn lotissement muy dëkk ba waa Ndayane nee na depuis le 11 mai la transmettre le dossier au niveau du ministère de l'urbanisme pour avis bu ñu ko joxee avis mu dagg ko te alors que population yooyu ñoom bay leen gën a soxla que ay kër ndax kër yooyu ils n'ont pas été demandés. waaye yow solution bi daal mooy na nit ñi yeew surtout ndaw ñi yeew ba pare nag gox-goxaat yi ñu teg ko ci loxo ñoo xam ne liggéey moo leen yitteel du politique la ñuy dox. effectivement lii mooy sunu message. aywa message boobu message.